waa salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waa di wax ne rek bu fekkee vidéo yi ñuy dugal neex na leen mën ngeen ko aimer abonné ci chaîne bi en plus ngeen commentaire sujet yi nga xamante ni bëgg ngeen ñu wax ci bu fekkee da ngeen bëgg crypto boo xamante ni dañ leen cee war a defal analyse ñu analyse ko bu fekkee dafa am projet bu ngeen bëgg ñu analyser leen ko ñu wax ci analyser ko ak yu demee noonu voilà léegi tey sujet bi ñuy indi moom mooy naka la ñuy xamee baleine yi yan crypto lañu ci yan crypto lañu investir bu ngeen déggee baleine nag moom mooy ay gros fonds d'investissement wala ay milliardaires yoo xamante ni dañoo am entreprise di investir ci ay société wala ci ay crypto-monnaie wala ci ay action ak yu demee noonu voilà baleine yi nag c'est des fonds d'investissement ñoo xamante ni yeneen nit sax ñooy ñëw di investir ci biir foofu ñoom ñuy ñëw di investir ci crypto-monnaie léegi pour xam loolu baleine yi yan crypto la ñuy gën a yëngatu di ci investir surtout surtout ci 2020 bi 2022 bi bi ñuy jublu si il faut aller sur CoinMarketCap parce que CoinMarketCap am na ay secret yu bëri yoo xamante ni ñu bëri xamuñu ko yooyu nag dañ koy dévoiler sans problème voilà parce que daf ñuy permettre ñu xam ñu nit fan la ñuy teg suñuy tànk ci monde investissement yi daal voilà léegi pour cela paramètres yi may def nag il faut le faire avec l'ordinateur maanaam foog nga am ordinateur pour def ko parce que bu dee ci smartphone la mënuma la expliquer naka lañ koy defee mais boo ñëwee ci plateforme CoinMarketCap ci ordinateur bi da ngay wàcc ba ci suuf fii nii war na la liste à suivre portefeuille crypto-monnaie catégorie léegi yow da ngay cliquer catégorie boo cliquer catégorie dina la wan ay affaire mais yow ni ngay def moom mooy da ngay bës contrôle F ngay bës boo bësee contrôle F ci kaw fii nii gis nga mu ngi nii dina la indil benn benn barre de recherche boo xamante ni ci ngay bind li nga soxla li ñuy soxla nag moom mooy da ngay bind portfolio comme niñ ko bindee fii nii moom nga koy bindee fii voilà comme niñ koy waxee woon ñu répété waat ko contrôle F ngay def da ngay génn boo ñëwee ba ci catégorie da ngay bës contrôle F boo bësee contrôle F mu génn la barre de recherche bii nii nga bind portfolio voilà léegi boo bindee portfolio bi nag dalay wan portefeuille gros investisseurs yi maanaam ay fonds d'investissement ay hedge funds yoo xamante ni ay entreprises yoo xamante ni ñu ngi investir ci monde crypto-monnaie bi voilà gis nga yi yëpp ngay gis nii ay portefeuille la yoo xamante ni il y a des gros voilà ñu ngi nii voilà léegi ñu dem xool portefeuille yooyu noonu tey maanaam gros investisseurs yooyu ci yan crypto la ñuy investir ci yan crypto la ñuy gën a investir ñu jël exemple Binance Lab portefeuille bu mag a mag la boo xamante ni Binance moo ko moom ci boppam plateforme Binance moom moo ko moom mais non seulement moom plateforme la mais day investir moom it ci crypto-monnaie gis nga première crypto bi ñuy investir ñoom c'est le Bitcoin gis nga seen deuxième crypto-monnaie il y a Ethereum am na Terra Luna Polygon Matic Elrond BitTorrent Harmony Oasis Network moom mooy Rose am na Inch ak gis nga il y a pas mal de crypto-monnaie donc portefeuille bi nii dalay permettre nga xam gars yi ci lan la ñuy investir gis nga en gros investir gum nañ ci 22 crypto-monnaie gis nga donc c'est déjà pas mal nga génnaat boo génnaatee ñu dem xoolaat beneen portefeuille boo xamante ni par hasard nii rek lañ koy xool ñu dem xool par hasard ci yan gars yi ci yan la ñuy yëngatu exemple ñu dem ci par exemple Pantera Capital maanaam Pantera Capital gis nga Pantera Capital gis nga moom it c'est la même chose Bitcoin ci la njëkk a investir Ethereum gis nga Ripple Luna Polkadot Uniswap
FTX, Filecoin, Aave, Maker, Zcash, Basic, Rose gis nga kon gis nga am nga ñaari portefeuille yoo xamante ni déjà seen premier investissement moom mooy crypto-monnaie maanaam Bitcoin Ethereum déjà gis nga am nañ Luna donc Luna c'est intéressant lii da lay permettre yow it booy ñëw di xool gars yi da lay permettre tey nag ngay investir à long terme gis nga gars yi déjà amagum nañ 3 crypto-monnaies yoo xamante ni ñu ngi ci même portefeuille ay gros investisseurs léegi ñu dem xool encore 2-3 ñu soog a arrêté vidéo bëgguñu mu gudd noonu donc comme ni ñu koy waxee contrôle F ngay def rek dem chercher sama gars yi fan la ñuy làq seen crypto-monnaie yi gars yi dofuñu donc ñu dem ci coin fund portfolio voilà ñu dem ci coin fund xool ba xam moom it lan la yor ci investissement voilà gis nga kii am na gis nga am na Polkadot amul Bitcoin amul Ethereum mais am na Polkadot am na Near am na The Graph ak ay crypto yu ndaw daal voilà am na ay crypto yu ndaw donc moom en gros crypto yi muy investir c'est à moins de $100 xam naa stratégie d'investissement am la mais déjà gis nga fi Polkadot te Polkadot gisoon nañ ci beneen portefeuille voilà en gros daal nii la ñuy def pour xool investisseurs yu mag yi maanaam baleine yi ci lan la ñuy yëngatu ci yan crypto la ñuy yëngatu yan crypto lañ gën a yan crypto moo gën a nekk ci seen portefeuille voilà ñu dem xoolaat beneen par exemple Pulse Finance tu vois moom it am na ay crypto yoo xamante ni man mi sax xawma ko donc ay crypto yoo xamante ni ci ay top 600 top 1000 ci yooyu la nekk voilà donc mu ngi noonu moom it stratégie d'investissement am la yor ñu dem xoolaat dernière portefeuille par exemple xool par hasard alors ñu dem xool par hasard benn portefeuille yi par hasard exemple Coinbase ñu dem xool Coinbase moom it Coinbase plateforme ñu ñëpp xam nañ ko mais moom it day investir gis nga am na Bitcoin am na Ethereum am na Luna am na Polygon Uniswap Near The Graph gis nga am na Celo Compound Mina Audio Uma ak yu demee noonu donc il a investi dans pas mal de crypto-monnaies moom it ak ay dodo yooyu yëpp voilà en gros daal li ñu bëgg a wax ci affaire bi moom mooy tey portefeuille yi nga gis yëpp amul kenn ku ci investir ci Sitcoin ñoom ñëpp dañuy investir ci crypto yoo xamante ni prouvé nañ au moins 5 ans 6 ans gis nga am na portefeuille yoo xamante ni tamit dañuy soog a investir ci crypto yu bees xam naa dañuy bëgg mu exploser d'accord mais bi ma defee analyse la plupart des crypto-monnaies la plupart des portefeuilles dañoo investir ci crypto yoo xamante ni dañuy prouver crypto yoo xamante ni ils sont stables c'est des investissements à long terme donc lii nii da lay permettre ñun particuliers yi ñu jéem a xool ñun yërnu seen crypto-monnaie yi ci yan lañ investir bu ñu demee xool par exemple 4-5 portefeuilles ñu gis ci 4-5 crypto-monnaies yoo xamante ni ñoom ñoo nduroo fi ñu leen investiré ñu jël ci crypto-monnaie yooyu ñu investir ci ñun parce que gars yi bu ñu investiré ci dara parce que ñoom ay milliards lañ yor bu ñu investiré ci crypto-monnaie c'est parce que gis nañu potentiel crypto-monnaie boobu te ñoom vision bi ñuy xool bokkut ak ñun suñu vision ñoom ay vision 10 ans 20 ans ci kanam la ñuy xool ñun nag ay vision 1 mois 6 mois 7 mois 1 an la ñuy xool donc nañu jéem a am vision vision portefeuille yooyu noonu ñu jéem a am seen même vision mais nag teewul ñoom portefeuille crypto-monnaie yi ñuy investir buñ ko xoolee tamit par exemple The Graph ñun nañ ko xool mais nañ dem analyser ko xool ndax bokk na ak critères yi ñu bëgg a investir ci crypto-monnaie ak yi demee noonu ñu investir ci voilà donc tey loolu moo doon vidéo tey bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox rendez-vous beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullah